mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax na finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk nekkuñu si leneen. c'est vraiment ki ni nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suba dor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. Macky Sall du tax mu jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne mu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu man. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëggu bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon na dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur mu ne ko président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragaloon kon loolu day wax dëgg yàlla xam dama xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Donc ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey jii nag di mardi le 21 décembre 2021 ñu ànd ak mbégte bu rëy di dellu si waat ci seen émission di leen fas yéene faram fàcce les faits saillants de l'actualité nationale et internationale di nuyu soxna Rama Diagne di ko ñaanal wérgu yaram di nuyu Ahmadou Diop di nuyu mbokk auditeurs yi nekk ca Europe ñi nekk France ñi nekk Italie ñi nekk Espagne Allemagne Angleterre Suisse sunu mbokk yi nekk ca Sweden ak Germany ak Norway ñëpp ñu ngi leen di nuyu mbokk sénégalais yi nekk aussi ca Argentine ak Brésil ñi nekk Canada ak Amérique ak ñi nga xamante ne ña ngi nekk ca Sénégal ak ci Afrique bi yëpp fépp foo xamante ne sénégalais ma nga fa te di ñu déglu ñu ngi lay wax asalaamu aleykum wa rahmatullah di ñaan sunu boroom ginnaaw bu nu ko sante di ñaan mu may ñu fan wu gudd wér gi yaram musal ñu ci seytaane baal ñu sunuy bàkkaar musal ñu ci deegu ñaaw ak mujj gu ñaaw nangul ñu sunuy jaamu yàlla te sunu njaboot yi mu saxal leen ci lislaam
ba ay génération ak génération sunu deret di doon ay jaamukatu yàlla képp ku ci soqee ko yàlla jubal la yàlla mën na ko am na ñu mu ko defal yàlla na ñu ko defal di baalu ak ñëpp nag parce que chaque fois booy def ay émission nekk ci côté micro bi am ñoo xam ne forcément ci côté haut-parleur yi la ñuy nekk nga leen di wax say idée te ñu ëpp la xam-xam te amuñu opportunité pour wax faaw nga leen di xalaat di leen baalu ak donc ñu ngi baalu ak ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi déglu te dégg ñuy wax loo xamante ne rafetlu wuñu ko ñuy fas yéene rek di waxtaan sunu xam-xam bokk ci ñiy contribuer parce que contribution bi ñëpp ñoo ci war a dugg avec le développement de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, avec le développement des réseaux sociaux, avec la communication entre les peuples, la facilité de la communication, la rapidité de la communication, l'Occident est en train de nous dicter sa manière. Sa façon de voir les choses. te bu ñu nekkee ci situation bu demee noonu faaw ñuy wax tamit jéem a seet nag yan yoon lañu war a mën a jaar ngir mën a waxtaan ak sunu jeunesse pour ñu xamante ne loolu lu Occident di ñu ko jàngal am na ci lu baax am na ci lu baax xam ne baaxul am na ci lu baax am na ci loo xam ne baaxul te ñoom seen vie no stress la parce que koo xamante ne bu amee problème ne day dugg ci drogue wala mu naan sàngaraam koo xamante ne pour mu fàtte ay problème am dafay naan sàngara comme ça mu mën a nelaw tuuti fàtte ay problème am te des fois problème dina la yóbbu ci nga fàttaliku yàlla kooku nag nga xam ne moom bu amee problème bu liggéeyee ba ngoon li muy njëkk a xalaat mooy teg benn butéelu vin wala butéelu sàngara naan pour que au moins mu relax un peu pour bañ a xalaat ay problème am nelaw ba suba dem liggéey bu ñëwaatee répété ko la même chose bëggul xam lu xew ci monde bi kooku bu la bëggee jox mode de vie mu ngi travestir sa jeunesse te loolu dañ ko bëgg a lier avec le modernisme la même chose ni nga xamante ne noonu la amee ay arabisants yu bëgg a jël la culture arabe bëgg ko méngale avec la culture de l'islam donc ay pôles yuy développé la ku ci nekk yaa ngi défendre sa waaso yaa ngi défendre sa mode de vie waaye culture yi danoo wuute te loolu dañ cee war a def attention même bu ñu fekkee dañoo bokk ay gëm-gëm ne ay jullit lañu culture bi du benn culture bi du benn donc ñun suñu culture kenn mënut a taxaw andi ñu ay croyance ba yaakaar ne ñun amuñu culture xam nga loolu foofu la danger bi nekk nga ne soit damay yore culture arabe bëgg koo confondre ak l'islam wala nga jël culture tubaab bëgg koo confondre ak modernisme culture boo dem nag dina am loo xamante ne di nga ko fa gis mu baax nga jéem koo jël appliquer ko ci sa réew pour avancer li nga xamante ne nag baaxul nga bàyyi ko fa parce que fu mu toll nii ñaari culture yooyu ñoom ñoo ñu envahir ba tax ñun ñu bëgg a fàtte lu baax lu nu am
ku la ciy defal définition wala mu lay bëgg a yar ci ñaar yooyu la koy basé bañ na ko ba léegi yi ñuy partagé ci WhatsApp yi wala ci Facebook yi mooy ay pensée yoo xamante ne ay tubaab ñoo ko def ba noppi mu doon une vérité waaye ñun moom la ñuy jël di ko appliquer di ci yaree ndax amatuñu jot pour yar suñuy doom amatuñu jot ngir waxante dëgg amatuñu jot ngir fàttali wante lu baax léegi yar bi ci gën a gaaw rek mooy da ngay seetaan benn vidéo rek nga jël ko nga partager ko ak sa doom wala nga partager ko ak sa xarit parce que nit ñi amatuñu jot waaye am nañu jot di seetaan ay vidéo am nañu jot di dem ci TikTok am nañu jot di dugg di commentaire ak xuloo ci page Facebook ci ay affiches yu ñu def am nañu jot di def live di xas keneen wala di saaga keneen waaye amatuñu jot ngir sunu njaboot état bi amatul jot ngir yar nit ñi par rapport ak média yi ñu yore muy télévision yi ak rajo yi créer un programme boo xamante ne si la nit ñi di basé wu di jàngal seeni njaboot waaye di leen fàttali lan mooy civisme lan mooy patriotisme di jàngal xale yi ci école bi éducation civique ba ñu xam ne réew mi dañu koo bokk léegi programme yooyu yëpp ay programme la yoo xamante ne petit à petit mu ngi disparaître maanaam li nga xamante ne mooy nécessité defatuñu ko li nga xamante ne moom du nécessité ñun moom la ñu jël remplacer ko def ko nécessité am nañu temps bu ñuy perdre ci yeneen waaye amatuñu temps bu ñuy dépenser ci luy defar réew mi ak luy consolider relation yi ndax réew mi mën a jëm kanam moo tax boo ko seetloo tey damay wax ñi nga xamante ne nag dañuy seetlu parce que ku dul seetlu du gis boo dee seetlu ngay gis information yi nga xamante ne moo gën a ëpp ci faits divers yi ñuy waxtaane ay mbirum sàcc la sàcc goo xamante ne ay luubal la yu ñuy def ci gouvernement bi ñu lay wax ne la au trésor sàcc nañu fa 4,6 milliards de francs CFA yu ñu détourné ay milliards 4 milliards mënoon na tabax benn hôpital bu moderne yàlla xam na ko wala benn clinique bu équipé boo xamante ne mbirum cardiologie rek mën na cee focus waaw di ko ubbi 24 heures sur 24 di opérer ay nit ñu am problème mu cœur wala ñu tabax ci benn hôpital boo xamante ne mbirum dialyse rek lay def benn clinique 4 milliards 4,6 milliards mën na ko def tooxi doon yi ngay dégg yëpp ay sàcc la au sommet de l'État ngay dégg ñu naan la dafa am ay détournement de deniers publics à la poste ñu ne waa division des investigations criminelles ñu ngi pisté plus de 4 milliards te am na ñaari agent yoo xam ne jàpp nañu leen ci moment bi ñuy wax nii faits divers yooyu mooy yi nga xamante ne moom ngay dégg soo liiree presse bi ne la benn xale rey nañu ko benn mag agressé nañu ko yooyu rek mooy yi nga xam ne moom ngay dégg du matin au soir tous les jours dans les journaux loolu nag dafa am lu ko waral loolu boo ko déggee ci réew rek daf la war a yee njublang gi ni mu baree ci sunu réew yi daf la war a yee pauvreté extrême am na lu mu ciy joué parce que agent bi nga xamante ne moo nekk trésor dafa am ay besoin soo dee waxtaan nag koo xam ne moom dafa bëgg débat bi jeex rek danaan la waa léegi ana gëm yàlla gi ana doylu gi ana gëm yàlla gi ana doylu gi li waral nit ñi bu ñu jàkkaarloo ak alal bu ñu moomul
wala ku ñu jàkkaarloo opportunité taxaw ñu bëgg koo nax pour jël alal ji wala ñu bëgg koo sàcc dafa am loo xamante ne moom moo dem ba indi waa jooju ci mu nekk ci état psychologique boobu nga xam ne sàcc rek lay xalaat dafay mel ni xam nga loolu mooy la kleptomanie loolu feebar la feebar psychologique la ni nga xamante ne noonu la ñuy fajee ki nga xam ne bu gisee jigéen rek di lox xamul yoon yi muy jaaree ba am ko mu ne dama koy siif ba nekk un délinquant sexuel noonu la nit ki nga xamante ne bu gisee alal du xalaat lu dul sàcc ko noonu la kooku nuroo aussi ak ki nga xamante ne c'est un mythomane soo ko laajee sa tur sax faaw mu fen du ko tey c'est des dérangements psychologiques yoo xamante ne tey ci réew mi dafay bari goo xamante ne faaw ñu seet naka la ñuy solutionner problème bi pour que réew mi mën a tegu ci ay yoon te ñi amee dérangement psychologique yooyu c'est partout maintenant ci réew mi fépp la ñu nekk li waral njublang gi bari ba nit ki bu demee ba nga xamante ne mënatul am li mu bëgg mu ne dama koy siif ci nit dégg naa diw yor na alal te day yore alal te day jaay xaaral ma seet man nu may def ba wut kagul enkagulé ànd ak ay nit jël jaasi pour dem jël alalam su ma ko joxulee sax jaral na ma rey ko li nga xamante ne mooy cause loolu nag loolu la ñëpp war di réfléchir man saa yu ma duggee ci site internet yi di lire damay lire du ma tànn li ma war a lire waaye li nga xamante ne moom laay gën a gis mooy ak mbirum njublang ak mbirum sàcc tey ji la ñu wax ne ñooñu nga xamante ne dañoo dem ba doon ay député bokk ci les personnes les mieux payées du pays bokk ci hiérarchie yi gën a rëy ci wàllum profession ci wàllum politique ci wàllum poste de nomination ci wàllum poste électif ñoo ci bokk ci ñi gën a rëy ñu dem ñooy dem bay léegi ñoom ñooy jël passeport diplomatique yi di ci def dil ngir am alal nga xam ne kon mbir mi du ay ñaata lañu lay fay du ay ndax jullit nga wala doo jullit mbir mi beneen problème la li may wax dama bëgg ñu déglu ko seetaat ko ci beneen yote du ay mbiru koy wax kuy seet facilité danaan ñu ne seen jullite des na lu yomb affaire bi du ay affaire u jullit affaire bi du ay affaire u tarixa affaire bi du ay affaire u ñaata salaire la ñu lay fay c'est un problème psychologique c'est un problème psychologique waaw parce que boo demee ba nga xam ne alal bi ñu lay fay dañu la teg position jox la oto jox la essence peut-être sax jox la ay logement de fonction yombal la facilité ba boo doon leb banque sax day yomb sa connaissance sax war na laa mën a teg ci position boo xamante ne mosuloo ko rêvé ngay dem di dugg ci yeneen façon trafic pour am alal c'est parce qu'il y a un problème waaw c'est parce qu'il y a un problème léegi nag problème boobu nag ñun moom la ñu war a seet naka lañ koy résoudre problème mu fen la ñu am problème mu sàcc la ñu am ak problème mu maanute ci alalu jàmbur ak ci jigéenu jàmbur yooyu rek moo fi problème bi ci réew mi yooyu rek moo fi problème li waral politicien bi nekk ci opposition taxal ko mu jàkkaarloog askan bi di leen xool les yeux dans les yeux di leen dik loo xamante ne du ko mos a def bis buñ ko joxee pouvoir bi muy ay fen yu leer nañ loolu c'est un problème léegi nag réew mi toll na ci foo xamante ne dañoo chronique ndax fi nga ko doon yaakaaree ne fa la dëgg gi nekk léegi dafa dem ba léegi dëgg gi nekkatu fa ba tax ñi nga xamante ne ñoo war a wax ci mbir mi wala réfléchir pour indi solution ñoom ci seen wàllu bopp dañoo jaaxle ñoom ci seen wàllu bopp dañoo réer moo waral nag léegi
mbirum gudd nopp rek lañu fi la ñu nekkee ci réew mi fu mu ci état bi ñu toll nii mbirum gudd nopp la kan moo gën a muus sa morom ak ban façon nax nga koy naxaatee koy waxal rek boo waxee ba pare sa dëgg wax sa dëgg ta wax sa aqulaay taala ba noppi moom mu ngi seet ci biir wax ji fan la ñu may fan la ma waa ji war a naxee fan la ma nax bi muy wax yépp ci 30 minutes yi mu wax nax bi mu may nax daal da ngay toog di ko seet ci ban phrase la nekk di analyser mots yi ba nga xam ne 30 minutes bi waa ji wax yow boo mootul dina la coucher 30 heures ngay seet mot à mot fan la la waa ji di naxee ci état boobu la ñu toll ñi doon woowee njub di woowee seen bopp njub di critiquer ñoom seen wàllu bopp dañuy dem ba rendre compte ne ñi ñu àndal jubuñu maa ngi wax démb lépp a ngi feeñ léegi lépp lu doon nëbbu mu ngi tàmbalee feeñ parce que il faut que dans ce pays ñu commencé nag di xam kan mooy kan pour que ñu seet bu ñu fi jëlee ñenn ñi ñu fiy teg ñooñu ñan lañu ndax ñoom ñun li ñu bëgg ñoom dinañ ko def wala duñ ko def waaw ci loolu la ñu toll fu mu toll nii moo tax lépp lu ñu doon xeex ne mënut a dugguti ci réew mi mu ngi ci sunu palanteer yi toog te day egsi parce que ñu ngi koy seetlu léegi ci crime yi nga xamante ne moo fi am bu njëkk ba ay millions lañ daan détourné léegi ay milliards la ñuy détourné ci benn poste de service benn service public ñu naan la ay 4,5 milliards la ñu fay toje alalu réew mi fi ñu koy denc ñu ne la am na ñoo xamante ne dem nañu ay def ay malversation pendant des années pendant des mois ba fu mu toll ni yegg na ci 4,6 milliards léegi kon kan ngay wóolu ñi nga xamante ne ñoom la ñu tànn ne ñoom la ñuy dénk suñu alal bu fekkee ne ñoom ñoo koy sàcc kon ñun kan la ñu war a wóolu kon ñun bu ñu yoroon banque centrale suñu alal mën nañ ko tojee noonu parce que amul sécurité nekkul ci loxo nit ñu wóor est-ce que ñu ngi def ba léegi ay enquête de moralité pour seet ñan la ñuy dénk suñu alal yi parce que xam nga poste place su dencukaayu xaalis la parce que mbirum demlante ak dikkalante bi li ñuy yónnante yow yaa koy yóbbu alal bu bari moo fay dajaloo trésor ana fan moo waroon a gën a wóor trésor ñu ne la ay agent sàcc nañu ci ay 4,6 milliards loolu doy na waar moo tax réew mi faaw ñu seetaat mbir yi faaw ñu càmbaraat sunu bopp pour mën a trouver ay solution boo demee ci presse bi tey yaa ngi ciy fekk ay crise yu bari yu mel ni crise de l'éducation nationale lépp loo xamante ne am na fa ci violence yi nu génn ci semaine yële passé Cheikh Oumar Anne mu ngi koy jéem a justifier lépp loo xamante ne tamit gaañ-gaañ la yoo xam ne def nañ ko étudiants yi ba ñu am ñu ci dee am na kenn koo xam ne dañu ne li ko rey maladie la boo xamante ne maladie du foie la woon yàgg na donc du gars yi ñoom ñoo ko gaañ ku ci nekk da ngay indi justification réew mi mooy réew moo xamante ne lépp loo mën a def muy fen muy wor muy sàcc bu ñu la joxee temps di nga ko mën a justifier ci réew moomu la ñu nekk waaye nag li nga xamante ne moo ci gën a am solo moo di discussion bi nekk autour du retour du poste de premier ministre am na ay analystes yu bari yu ci bind ku ci nekk di def sa choix ki nga xamante ne d'après yow tes calculs d'après les analyses d'après seetlu bi nga xamante ne yaa ngi koy seetlu ci ni ku jë politique gi di doxee yaa ngi jàpp ne diw moom moo war a doon moom mooy doon premier ministre waaw diw mooy doon premier ministre ba ndeysaan am na ci benn boo xamante ne moom bu rëy la
waa Tribune ñoom ñoo ko def nee nañu ne Idrissa Seck moom mooy ñëw doon premier ministre maanaam moom la ñuy def primature te ñoom ni ñu ko bindee dañu ne sax moom mooy doon numéro 2 Macky Sall mosuma koo xalaat nag mosuma koo xalaat te mosuma bokk ci li may sóoraale parce que dama jàppoon ne ci politique bi fi ñu toll ak diggante jaar-jaaru Idrissa Seck ak Macky Sall nga xamante ne Idrissa Seck def na fi ay sorti ci at yu yëlay jàll di wax ne jàkkaarloo ak waa TFM nee na problème bu mu mos a am digganteem ak Ablaye Wade ngóor sii jiite réew mi tey loxoom jugu ci ndax nee na complot yeeg jaxase yeeg yooyu yëpp Ablaye Wade def ko moom Macky Sall joué ci na ci lu bari waaw échange yi nga xamante ne ci 7 ans yi Macky Sall jiitee réew mi Idrissa Seck sans répit tala na ko ne wax na ne amul xam-xam wax na ne attanul réew mi waxta ne amul caractère wax na ne amul fit wi nga xamante ne moom la njiitu réew wala yore ngir jiite réew mi donc wujje gi nga xamante ne dañu koo am ci bokk gi ñu bokk baay bi choisiroon Macky Sall rendi Idrissa Seck politiquement éliminer ko complètement ci collaboration boo xamante ne da koy def ci wàllu politique nit ñi mën nañu yaakaar ne ñooñu dootuñu laale taal moo tax boo xoolee tey nga gis kenn ñëw ne la loolu c'est une possibilité war nga commencer di xalaat lan moo war a doon circonstance yi tax loolu war a mën a nekk te ci loolu laa bëgg a waxtaan waaw lu mën a nekk la waaye lan moo waral loolu parce que bu dara xewee toujours li nga war a laaj mooy lan moo ko waral su fekkee ne loo xamante ne waroon naa mën a am bu yàgg nit ñi doon ko xaar pourquoi maintenant pourquoi pas avant loolu nga war a laajte ñu développé ci article bi que ni origine disgrâce mooy maanaam soril gu bu Abdoulaye Dione sorante ak Macky Sall ci ñu mu mën a dellu si wala mu mën a am poste boo xamante ne buy jege Macky Sall la nee nañu Idrissa Seck la nee nañu dàqu Mimi Touré Idrissa Seck la ak d'autres ministres parce que bu fekkee ne Macky Sall dafa war a collaborer ak moom dafa am ñenn ñoo xamante ne dañ koy déranger donc ñooñu faaw ñu soril leen nee nañu ci loolu la ay Mimi Touré ak d'autres ministres yi nga xamante ne dañu daan attaquer Idrissa Seck loolu moo tax Idrissa Seck moo tax ñooñu ñu pousse leen mais aussi nomination ay personnalité yu jege woon Idrissa Seck yëpp ñu dugalaat leen ci mbir mi ci gouvernement bi te boo xoolee VAR yi doon génn yëpp daf lay won contradiction bi am ñooñu li tax ñu jël leen teg leen ci poste yooyu c'est parce que effectivement d'après l'article c'est parce que Idrissa Seck la ñu bëgg a mettre à l'aise moo tax mu jël ay lieutenant yi daan attaqué Macky Sall passé l'éponge daal di leen placer surtout ci mbirum local yi ci maire yi ndax ñu occupé ko nee nañu loolu moo waral ñoom ñu jàpp ne donc Macky Sall Idrissa Seck lay placer defoon nañu fi waxtaan di wax ne su fekkee Macky Sall ñëwul en sauveur ci Idrissa Seck il est mort politiquement loolu moom wóor na parce que askan wi fu mu toll nii boo defoon sondage néew na ñi lay wax ne bëgg nañu Idrissa Seck am benn poste bu muy diriger ci réew mi bu doon sénégalais ñoo ko doon fal peut-être du ko am mukk am na ñu ko xalaat même bu fekkee ci élection yi ñu génn moo jël deuxième maanaam même bu fekkee ne élection 2007 moo jëloon deuxième
élection yi di ñëw yi ñu génn moo jël deuxième ndax jeu politique bi nga xamante ne moom lay doxee waaye dañoo toll ci benn position boo xamante ne dafay créer ay coalition forcée te loolu li ko waral mooy bëgg am survie en politique xam nga dañuy wax ne en politique seules les montagnes ne se rencontrent pas waaw seules les montagnes ne se rencontrent pas même dans la vie normale montagnes yi ñëwuñu di dajalew bu ko yàlla jalulee ñu dajalew naturellement du ñu xëy suba dajale seen bopp mooy ku ci nekk fi nga nekk fa ngay nekk mais situation politique Sénégal ci juróomi at yi nu génn dafa jaxasewu complètement am na ci ay leader yoo xamante ne ñëpp a amoon ci ñoom yaakaar ne day gudd rek waaye dinañu mës a doon président de la république wala seen parti politique doon parti politique bu incontournable ci réew mi mais loolu dafa commencé nax saay pourquoi dafa nax saay avec la venue de nouvelles têtes ci politique ñoo xamante ne mogul yi fi nekkoon nga xam ne saa yoo tuddee politique ñoom la ñuy tudd fu mu toll nii am na ci ñoo xam ne dee nañu am na ci ñoo xamante ne wéruñu am na ci ñoo xamante ne dañ leen a jéppi ba ñu ngi ci biir politique bi dara maanaam ñu ngi ci politique bi dara dalu leen waaye kenn wóolootu leen dañ leen di tudd rek ngir meubler paysage politique bi waaye tête yu bees yi nga xamante ne mosuñoo gérer dara ñu leen di woowee entre guillemets les grandes gueules ñooñu ñoo chambouler complètement le champ politique te jeunes yooyu langage yi ñu yore amuñu complexe du tudd turu benn diw moom mooy tax gaa yi ne ah waaye kii nanu ko bàyyi mu jiite ndax moom yàgg na ci politique bi gaa yi dañuy ñëw fekk mogul yi fi nekkoon ñu jël leen pousse leen d'un revers de main taxaw nag wax ne yéen li ngeen fi defoon baaxul ñun ñoo fi war a def lu baax waaw loolu moo changé te loolu nag dafa enchanté peuple bi parce que nag ndeysaan ñun depuis ba ñu màggee politique rek ngay gisee ay nit ñoo xamante ne ba ñu nekkee jeune ba léegi dañu ciy yëngatu amuñu benn liggéey lu dul politique ay maire yoo xamante ne ay dizaine d'années la ñuy def ci benn maire yi maanaam localité ba boo ko tuddee rek ñoom lañu maanaam seen tour dafa dem ba lëkkaloo ak localité bi léegi nag loolu dafa commencé jeex ñooñu noonu jeunes yi am na ay jeunes yoo xam ne ay seeni sët lañu tey ñu ngi leen di challenge dañuy dem ba di ko jàppee reewande parce que yaakaar nañu ne respect bi ñu war a jox un prophète moom lañ leen war a jox ndax maam lañu ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen di challenge ñi leen di tutoyer te mbirum politique nag gestion de la cité la soo demee ba yore une gestion archaïque de la cité léegi nag ñi nga xamante ne ay personne moderne lañu faaw ñu wax la nag lii ngay doxalee du noonu kenn du am bulldozer di dajale ay nit di leen jox ay peel naan leen nañu gas loolu dafa xewi léegi nag bu ko defee loolu fu mu toll ni moo constituer une menace ci politiciens yooyu nga xamante ne dañu fay yàgg donc nécessairement il faut que ñoom seen li nga xamante ne moo leen diviser ñu passer l'éponge pour jéem a seet ñoom naka la ñuy defee survie loolu moo dal diggante Macky Sall ak Idrissa Seck parce que fu mu toll nii Macky Sall man leer na ma ne doyalul parce que nguur doyal ko jafe na de surtout boo nekkee jeune parce que 60 ans ba tey jeune la dese na la ay at yu bari su fekkee ne dañ koy teg rek ci yaakaar au moins 30 ans yoo xamante ne di nga xam li ngay def donc li la dese bari na te mën nañ laa topp ci lu bari mën nañu bàyyi ba mu ma 10 ans ñu topp la ci alalu réew moo jël donc su fekkee aussi da nga am pression boo xamante ne dafa jugee maanaam une pression internationale ñu lay wax ne la dégg nañu ngay ruuma ndaat mbirum 3e mandat ñee nga nii oui nii non alors que dans un passé récent dégg nañu la nga ne
constitution bi li mu wax dafa leer yow doo am 3e mandat nga dem ba muy waaj a jeex ku ne la doo am 3e mandat nga dàq ko boo jàkkaarloog presse bi da nga leen di daw sax daanaka doo wax ak ñoom presse étrangère ngay waxal donc comme que gis nañu la nga ne nii oui nii non ci occasion boo mayoon sa waa presse ñu laaj la question boobu léegi nag bëgg nañu nag vraiment ñu ngi lay encourager bul jël 3e mandat te xam nga ni mën nga tripatouiller constitution bi pour am 3e mandat de toute façon amul kenn ku la ci empêché ay xeex lay doon quelques jours après jeex na waaye bëgguloo sa image au niveau international changé bëgguloo sa sécurité ak sa sécurité njaboot au niveau international mu soppeeku ndax sa njaboot ñu ngi bitim réew ñi ci ëpp bokk te fa ñu làqatu ñooñu ci boppam ñaan nañu la ne la yaakaar nañu ne doo def 3e mandat vraiment ci position yooyu boo ci nekkee li ngay njëkk a xalaat te li la dese matul ñetti at li lay njëkk a xalaat mooy léegi yow après boo génnee nguur gi lan mooy doon sa sécurité lan mooy doon sa sécurité njaboot te ñi nga àndal wóolu woo leen ndax mos nga leen a def naka sa dul noonu boo xamante ne mën na am dencal nañu la dara te xamuloo ko mais aussi avec l'expérience li nga def yow ki nga wuutu ci 7 premières années yi bëgguloo ku la ko def léegi rek la ñuy commencé di wax ne ay faveur yoo xamante ne nguur gi mu ngi koy defal Ablaye Wade moo tax Ablaye Wade ne tekk noppi ñi doon saaga tamit nee nañu noppi muy wane ne am na lu ñuy nas ci suuf te xamuñu ko ci loolu la ñuy waxee sax mbirum amnistie ñi nga xamante ne gaañoon nañu leen te ñoom mën nañoo dellu si remplacer la wala ñu am seeni boy yoo xamante ne ñoo ñëw dellu si remplacer la fayantoo la faaw ñooñu tamit nga rétablir leen pour que ñoom ñu xalaat baal boo leen baal sax pour ëllëgee nga yërëm leen yooyu yëpp mën na nekk waaye danger bi mooy bëgguloo Ousmane Sonko mu remplacer la te man bokk naa ci ñi yaakaar ne bu ñu jëlee Idrissa Seck rétablir ko politiquement jële ko ci cendre yi nga xamante ne fa la ko sénégalais yi yaakaaree ne fa la ne noonu laay waxee fa la sénégalais yi yaakaar ne fa la nekk parce que sénégalais yi ñu bari ci ñoo wax ak ñoom dañ naan la Idrissa Seck pare na waaye élection yi génn moo jël 2e bu ñu ko fàtte bu ñu ko négliger donc am na benn poids bu mu am ci réew mi am na ci ñoo xamante ne mere nañu Macky Sall mere goo xamante ne tolérer Idrissa Seck erreur politique yi mu def moo leen gënal waaw moo leen gënal donc ba tey force boobu mu yore bu ñu ko négliger waaye moment bii nii bu ñu seetaanee frustration bi sénégalais yi am ba versé wu ci Sonko malgré viol bi ñu ko jiiñ malgré doxu guddi gi mu doon def di maasewu malgré yëfu caaxaan yi nga xamante ne yëpp tudd nañ ko yore ñaari jabar sa kër bàyyi ko fa dem di am sexe ak beneen jigéen d'après les dires de la fille ces erreurs politiques yaa yooyu nga xamante ne dem nañu ba mel na ni sénégalais yi sax dañ koo toléré bëgg koo baal bëgg a maasaale ndax tooxi dooni bi nga xamante ne ñi nekk ci nguur gi dinañu ko def ñuy seet ne ban moo ci le moindre mal parce que yii yëpp ay mots la mais ban moo ci le moindre mal ba nga xamante ne bu ci survivre parce que lépp loo xamante ne rayu la rek dalay jox doole lu la rayul rek dalay jox doole dalay renforcer doole ñu ne kon de lii bu ci jugee ci lii ñu koy jiiñ di ko ci topp di ko ci tegal ay dëgg sërëx ba tey mu mel ni politiquement mu ngi ciy génn ba dem na ba nguur gi ndax ki ko jiite nee na nit koo xamante ne boo ko jàppee réew mi tas kooku da nga ciy def ndànk borom nguur ki jiite nguur gi tey wax justice bi li mu war a def tey wax assemblée nationale li mu war a def te ñoom ñu waroon doon ay ñetti pouvoir yu indépendant ku ci nekk di def sa liggéey di contrôler sa moroom moom bu demee ba wax loolu
day justifier ne événement yi am mois de mars effectivement dañoo jàpp nit am ñu ci faatu réew mi nar a tàkk ba moom mu nar cee ñàkk pouvoir am ba ay famille am nar cee ñàkk seen sécurité ba ay collaborateur am nar cee ñàkk seeni sécurité ba mu jaral leen ñu daw génn réew mi. Au moins pendant 5 jours le pays était ingouvernable loolu day wane ne kon il y a une possibilité que ni affaire Ousmane Sonko duñ ko mos a vider te comme que duñ ko mos a vider wala ñu jaar yoon yoo xamante ne dañ koy négocier ba duñ ko vider réew mi xam li xew donc moom mën na cee jëlee benn force boo xamante ne ñoom ñii ñooy doon ñiy perte bu élection amee wala ñoom ñooy perte sur le plan politique mu doon l'opposant le plus fort ñu ne léegi nag kon comme que demee na nii te Idrissa Seck nit ñi jéppi nañu ko ndax li mu ànd ak Macky Sall am na ñoo xam ne àndoon nañu ak moom waaye bàyyi nañ ko kaaw benn kaa rek laa ciy joxe kaaw colonel Abdourahim Kébé wane na ko ci Idrissa Seck la nekkoon am na ci sax ay problème ak justice ba ñu arrêté ko fi ci bind bu mu bind ci biir Facebook di wax ci mbirum élection yi ñu jiiñ ko atteinte à la sûreté de l'État kooku nga xamante ne ci Idrissa Seck lañ ko doon tudd bàyyi na ko léegi Sonko la gën a jege mooy maanaam am na ñu bëri ñu frustré ñu jóge ci parti bi jëloon 2e ci élection yi dem ci parti bi nga xamante ne moo jëloon 3e muy wane ne parti bi jëloon 3e mu ngi taxaw di gën a am doole léegi nag ñoom li ñu war a def te ñoo bokk baay ñoo bokk idéologie politique bu fekkee ne idéologie politique am na Sénégal ñooñu nag il y a lieu pour survivre ñu unir seeni force donc loolu war naa mën a nekk ñu ne Idrissa Seck la ñuy def premier ministre mais loolu liñ ciy jublu mooy pour que au moins Macky Sall dina am sécurité bis bu fi jugee loolu mooy benn ñaareel bi mooy retarder rêve Sonko su fekkee dina mos a doon président ñu retarder ko parce que dafa am benn danger boo xamante ne ñii di def politique ñëpp dañu koy waxtaane en privé mooy yenn pouvoir yi boo ko joxee jeune ci moment bi mu nekkee jeune te bokk na ci pouvoir yi gën a rëy mooy pouvoir yu jiite réew day am ay coup de force yoo xamante ne mën na soppi sax nit ki ci ni mu bëgg a doxalee waaw loolu dafay am ñu ne nañu ko retarder tuuti pour que mu am maturité parce que fougue de jeunesse boo ko dugalee ci politique da mën nga def ay erreur à répétition moo tax da ngay xool coup d'état yi nga xamante ne ñoo am ci yenn dëkk yi te ñi ko defoon doon ay jeunes wala ñi nga xamante ne dañoo jëloon pouvoir bi ñu nekkee jeune dañuy dem ba changer constitution bi def ko à vie ñoom bongo yi ngay gis ni yëpp ay jeunes ci jeunesse la ñu jëlee pouvoir yi ñoom Mohamed Kadhafi seen révolution yi ñu def ci jeunesse la ñu ko jëlee ñoom Eya Dama bu ñu ci jugee dootuñu fa bëgg a jugeeti te loolu fougue de jeunesse bi moom mooy entraîner cette folie bi créer boulimie du pouvoir bii nga xam ne da ngay dem ba yaakaar ne yow réew mi yow rek yaa ko war a mën a jiite kenn du ko jiite ndax loolu moo tax ñoom ñu bëgg a dajaloo pour retarder échéance boobu questionnement la mais pour wax ne rek ni c'est une possibilité que ne Macky Sall loolu bu ko defee sa sécurité et celle de sa famille et de ses amis moom moo ko waral parce que échiquier bi changé boo xamante ne du sax mën a wóolu koo xamante ne ci parti APR la bokk xam nga APR mooy parti boo xamante ne ci jamono ju ñu nekk nii maanaam mënuloo ko tolloole ak PDS mënuloo ko tolloole ak PS bi fi nekkoon parce que moom dafa ñëw rek ne Benno Bokk Yaakaar boo doon xool seeni membre bariwunu donc mën na am sax amuñu militant boo xamante ne intellectuellement am na doole jore mën a yore réew parce que ñu bëri ñi ci nekk dañoo jóge PS ñii jóge PDS ñii jóge AJ ñii jóge feneen ñu ñëw
ay frustré ñu dajaloo ñu ne ñoom la ñu créé tuddee ko APR ñoom Moustapha Cissé la yëpp ay élément PDS lañu ñoom ndam si yàlla Aline Badara Cissé yàlla na ko yàlla xare àjjana ay PDS lañu maanaam dafa mel ni ci moment bi ñu dàqee Macky Sall ñi frustré ñi ñoom ñoo dajaloo daal di créer APR moo tax boo ko xoolee amul benn poids bi léegi nag comme que amul benn poids bi faaw ñu dem seet ci maison mère ñi nga xamante ne ñoo bokk papa bi leen jur te jàngal leen politique ñu ne kon boog nañu dellu foofu comme que ñun defoon nañ projection ne 50 ans ñun ñoo bëgg a nekk au pouvoir ñu xajalante suñu biir moom mooy gën a yomb ñuy siisante di éliminer wante ba benn booy ñëw jël mbir mi yóbbu bu boobaa ñun ñëpp ñooy am ay problème parce que fu mu toll nii keneen ku jëloon pouvoir bi ku bokkul ci libéraux yi ba ca Ablaye Wade mën nañoo am ay problème ndax jombe yi fi gën a rëy 2000 ba léegi ñoom ñoo ko def jombe yi fi gën a rëy càcc gi gën a rëy tooxi doona yi gën a rëy coup de force yi gën a rëy ñoom ñoo ko def donc nañu ko sóoraale c'est une possibilité léegi nag assemblée nationale jàlle na la loi bi xam naa comme ni ñu ko waxee nee nañu bu élection locale yi jeexee te lu tax ñu war koo xaar ba élection locale yi jeex mooy def nañu seeni casting tànn nañu ay nit te président bi ci boppam ak ñi ko jege ñoo taxaw ne diw moo baax ci classement bi fee moo fa war a jouer numéro 9 kee moo nar a nekk sunu latéral tel place kii mooy numéro 10 bi kee mooy ailier def nañu seen classement léegi nag di xaar loolu ban résultat lay joxe bu fekkee match bi gagné nañu ko li ñu war a teg day yomb moo xam indi premier ministre boo xamante ne day assurer liggéey bi nga xamante ne moo jëm ci transition dem ci élection 2024 yi wala nag ñu perte match bi ñu ne léegi nag xoolal man comme que awma sécurité li may def mooy damay changer constitution bi renaat pour beneen mandat parce que manque de sécurité rek mooy tax Macky Sall def 3e mandat loolu damaa bëggoon nit ñi xam ko dama bëgg nit ñi xam ko su amee sécurité du def 3e mandat ndax classement bi teg na ko ba pare su amulee sécurité moom na ñëpp pare xam ne mbirum survie la même pour moom parce que ginnaaw moom daa am ñoo xamante ne moom moo yore seen sécurité ñi nga xamante ne dañoo sàcc alalu réew mi mu teg ci kuddam parce que nee na am na yenn dossier yoo xamante ne moom moo ci teg loxoom jabaram nee na dossier yu gën a rëy moom moo koy gérer ministre taxaw na Mbagnick Ndiaye nee na ku ñu fi fal Marème Faye Sall nga war a sant moo la fal yooyu yëpp da ngeen koy déglu parce que yu nu bind la ay sorti la yu nu bind teg ko di ko déglu di ko topp waaw donc bis bu fi jógee te amul sécurité ku koy garantiral sa sécurité ses biens la sécurité de ses biens de sa famille et quelques membres de ses amis su ko amulee na leen leer ne loolu survie la parce que day mel ni da nga am dos au mur li may wax ak nag ñi li may wax nii ñi ma ko jëmale mooy ñii di wooye seen bopp analyste politique di jël yeneen scénario yoo xamante ne bokkul ak manque de sécurité parce que amul lenn luy obliger Macky Sall mu def 3e mandat lu dul sécurité su ma fi jugee ndax dinaa nekk ci jàmm ndax dinaa mën a dugg Sénégal te di génn te boo interroger l'histoire de la politique gis nga ñi nga xamante ne ñëpp dañuy instaurer une dictature dans leur pays wala dem ba changer seen réew une royauté affaire u sécurité kese la day am ay njombe yoo xamante ne da nga ciy dugg ba nga xamante ne da nga naan fii su ma fi génnee rek damay am problème soit seen doom la ñu fiy teg soit ñu changer constitution bi toog fi donc amul lenn li ma lay wax kenn du ko dindi luy tax Macky Sall bañ a def 3e mandat te mbirum sécurité wanewu ko donc bu Idrissa Seck dellusee loolu day bokk ci li koy justifier
waaye ndax wóolu na ko wóolu goo xamante ne moom du ko xuqatal questionnement la parce que tamit nit mën na laa nax de ndax la ba jël sa place nag di fayu mën na ne waaye nag peut-être collaboration boobu mooy doon le moindre mal parce que des fois tamit situation dina nekk ci moment boo xamante ne yow doo seetati yow li nga bëgg mais da nga naan seet lan mooy moindre mal ñu teg la ne la dañuy dagg sa loxo ñii ne sa bopp la ñuy dagg ñii ne sa nopp la ñuy dagg ñii ne sa làmmiñ la ñuy dagg ah buñ la waxee ci yu metti yooyu yëpp ban nga ciy tànn da ngay seet benn bi nga xamante ne bu nu ko daggee moom di nga mën a survivre te di nga mën a muñ mettit gi mooy le moindre mal ay saay-saay bu ñuy jiite réew mi amuñu moralité ñoom ñëpp mën a fen mën a sàcc ñàkk njub yaa ngi dégg da ngay dem seet neñ ci ñett yi yëpp xaaral ma seet bi nga xamante ne moom man sax dinaa ko mën a muñ quoi te ñett yooyu yëpp boo ci tànn rek mën na la yóbbu ci beneen bi waaw ci situation boobu nag la ñuy toll pour que Macky Sall dem seeti ku mel ni Idrissa Seck ne da koy def premier ministre am na ñeneen nag ñu naan ay Aïssatou Tall Sall te loolu yëpp c'est une possibilité tànn jigéen nga xam ne jigéen dañuy am yërmande ci moom loolu yëpp mën na ne tànn jigéen boo xamante ne mosuta ànd ak yow ñu ne nu mu tudd ñu ne Aïssatou Tall Sall waroon na bokk ci local yi nga ne ko du ci bokk waaw ñu ne xaaral nga teg ko ñu ne pourtant Amadou Ba war na koo mën a nekk de moom it ndax moom it dafa bëggoon a rën pour Dakar nga ne ko na ko bàyyi waaw ñii ne Aly Ngouille Ndiaye parce que main de fer la téye woon élection yi te fexe woon na ba nga gagné ndax waxoon na ne li mu bëgg rek mooy APR gagné élection yi ci nii wala ci naa ñu ne comme que def na liggéey bu rafet boobu war nañ koo mën a récompenser mu téye poste primature ngir doxal gouvernement bi yooyu yëpp mën na nekk c'est des possibilités waaye lépp day lié à la sécurité de l'après Macky Sall léegi nag dama fi yore benn élément boo xamante ne dama ko waxtaanee démb def ci benn waxtaan moom laa bëgg a teg nit ñi déglu audio bi mu di benn waxtaan boo xamante ne peut-être en privé la au sein du parti Pastef Ousmane Sonko di wax ak ses militants di wax ci seen indiscipline te ma waxoon ci ne na seetaat bu baax ndax ñooñu di ànd ak moom lan moo tax ñu ànd ak moom parce que man am na ñu ma ci xam am na ci ñu ma xamante ne xamoon naa ne wóolutuñu woon benn parti politique waaye dama mos a jàpp ne dañoo am ambition ndax ni ñu doon doxalee stratégie yi politiciens yi di doxalee ñoom malgré waxuñu ma officiellement ci ban parti politique la ñu bokk waaye ñu ngi doon seet mais ci seen seet bi dañ doon seet aussi foo xamante ne bu ñu fa demee dinañu am baat phénomène bi génn ñu buuxantu ba dugg mais est-ce que dañoo dugg parce que dañoo gëm li waa ji di wax wala dañu bëgg seen rêve seen ambition boobu ñu amoon au niveau de leur localité ñu mun faa am base politique questionnement la ñu déglu élément bi doogu ñëw tàqali ko. parce que yéen ñëpp suivre ngeen li ñu jógee mooy investiture élection locale investiture yooyu nag jàngat nañ ci lu bëree waaye man principal jàngat ma si jàngat mooy li ëpp ci ñun wuutewuñu trop ak ñi ñuy ŋàññi tey ba bëgg leen fi jële léeg-léeg sax damay est-ce que ñun yeesuñu ci ñooña parce que li fi xew ak li ñu wone lu doy waar la ndax ci Pastef rek nga gisee d'abord bi ñuy def suñu investiture interne ci Pastef bi nga gisee ku ñu tànnul rek mu ne tey ma xaru tey ma tas réew ku ñu tànnul rek
mu mel ni àdduna foofu la yem te pourtant ñun ñëpp dañu ne woon projet bi moo ñu intéressé jëmmu Ousmane Sonko sax amul solo waaye projet bi moo ñu intéressé projet bi changé wul une virgule tey la projet bi gën a doon projet tëgg nañ ko ba mu dëgër xam nañ fi mu jëm te dara changé wul du ci discours bi du ci comportement bi du ci yéene gi ñu am ci réew mi mu des nag li jëm ci suñuy jëmm kenn ku nekk individuellement waaye premier enseignement bi mooy xëccoo falu man maa war a toog su dul man du keneen wane na ni li ñu dese bëri na trop que compréhension bi li ñu war a am ci projet bi des na lu bëri ku ñu falul nga ne gedd naa ku ñu falul nga ne banque naa sama yoxo duma campagne ku ñu tànnul nga ne dem naa defi liste parallèle te boobu jamono yow xam nga ne liste parallèle bi ngay def dafay wàññi doole parti bi ndax ay xob ngay ut dem sottil ko keneen ku dul parti bi keneen ku dul coalition bi ba pare ne yow yaa ngi ci projet bi ba léegi boo jógee ne waa élection locale la nii la mën a demee waaye buñ ci génnee man présidentielle maa ngi Ousmane Sonko bu dee affaiblir nga Ousmane Sonko ci élection locale ba pare looy dooy ànd ak moom ci élection présidentielle parce que jamono jii dañuy togg li ñuy yóbbu ci élection présidentielle waaye li ma ci bëgg a wax rek mooy diggante théorie bi discours bi ci patriotisme ci gëm projet bi ak épreuve bi mu ñëwee épreuve mooy toll nañ fu ñu waroon a tànnee suñu ñu war a jiital ci benn élection ndax élection day doon kese bi mooy suñu première élection locale am na lu mu wone lu firndeel ni wutewoo ñëw gaa yi trop li ma gis ci Pastef sax gisuma ko ci yeneen coalition yi ndax Pastef rek ngay gis ku ñu ne tànn ñu la rek nga dem woo presse bi lu la neex nga wax wala nga dem ci Facebook lu la neex nga bind loolu gisuma ko ci PDS gisuma ko ci APR gisuma ko ci réew mi gisuma ko Pastef rek laa ko gis kon loolu njàngat la ñaareel bi mooy lu ñaaw lu ñu mën a wax ci politique rek ci anam yu mel nii ci coalition bi ñu bokk mun naa ne 95% yi ci Pastef la jóge ndax ñi daw ak mandat ci Pastef la ñu jóge ñi kidnappé mandat bi ñu leen di wër ci dëkk bi ci Pastef la jóge ñi mer dem def liste parallèle ci Pastef la jóge ñi dem ñu wóolu leen ba def leen mandataire ñu dem ba ci biir préfecture ba daal di changer liste bi génne ki ñu defoon tête de liste bind seen bopp ci tête de liste ci Pastef la jóge waaw loolu est-ce que bokk na ak ñun la ñëw Sénégalais yi valeurs yi ñuy woote valeurs yi ñu ne moom lañu bëgg a soppee réew mi ku mën a def loolu xam nga ni bis boo ko dénkee keesu état bi mu këpp ko ki mën a daw ak mandat parce que jox nañ ko xaalis ki mën a soppi liste ki nga xam ne 1-2 mu ne mer naa dem naa feneen wala téye naa sama loxo kooku ëllëg boo ko joxee responsabilité ci réew mi boo moytuwul lii ñu doon jooytu fii lu ko raw dinañ ko gis kon njàngat gi mooy liggéey bi des na lu bëri quantité de am nañ ko fi mu toll nii ñu ngi koy commencé am waaye qualité gi des na trop ñii dinañ ma ne problème formation la ñeneen dinañ ma ne problème encadrement la ñenn ñi dinañ ma ne problème maturité politique la waaye jàpp naa ni am na loo xam ne bu dee mi ngi ci nit nga jikkowoo ko mooñoo ko am na loo xam ne soxlawoo ko la ko jàngal njub kenn du ko dem ba am 30 ans 40 ans 45 ans 50 ans am na loo du luñ lay jàngal mën a gëm say principe ba dara du la këf du alal du luñ la dikk wala du xoppatal kooku defe naa weesu na fuñ ko war a nekkee di jàngalaat nit ñi donte parti bi war naa continuer di former donte it nag parti bi formé na lu bëri wax na lu bëri parce que première formation mooy yow ki la jiite wala ñi la jiite lan lañ leen won ak lan lañ leen wax te ñun wax nañ ci télé wax nañ ci rajo yi am nañu jaar-jaar ci réew mi kon loolu mooy première formation parce que première formation mooy
par l'exemple, par la pratique et par le modèle. kon loolu su ngeen gisee ma dooree foofu dafa fekk ma jàpp ni yéen ñi nekk ci diaspora bi de manière générale donte yenn jàngoro yi am fii mucc leen ci à 100%, waaye yéen ñi nekk ci diaspora bi en général da ngeen gën a wone parlu, gën a wone engagement, gën a wone désintéressement, gën a wone waaye gën a wone compréhension ci projet bi. kon yéen dañ leen di joxe toujours en exemple. dama naan bu dee ñu ne ci diaspora bi ñi nekk biir réew mi noonu lañ ko comprendre woon waroon nañu mun a am yaakaar ni mbir mi dina gën a yomb, dina gën a gaaw, dina gën a baax. moo tax ma commencé foofu ne gis nañ seen taxawaay donte yenn yi dina am ñu yëg ko ci xëccoo wala ci yenn wax yu sew yi, waaye loolu mënul ñàkk ci politique. mais gëm naa ni eggul benn degré bi ci diaspora bi ñu leen di ñaax di leen soññ ak nu mu métti bu ñu fàtte mukk lan noonu tax a jóg. dañu tax a jóg dépassé na jëmm Masamba wala Mademba. li ñu tax a jóg dépassé na man kan mooy toog fan ak kan mooy nekk lan. li ñu tax a jóg mooy defar réew mi ak fu ñu munti jaar ba réew mi defaru rek loolu moo ñu tax a jóg. kon kenn ku nekk ci ñun nay fàttaliku loolu à tout moment, parce que loolu moo ñuy may ñu mun a jëlale yu bari fàtte suñu bopp jiital intérêt général. tey duñ tere la ñu war a liggéey ci réew mi ñëpp xaj nañ ci. gis ngeen mbokk yi, gis nga réew li koy defar Sénégal 17 millions lañu. lay defar Sénégal mooy 17 millions de Sénégalais. Ousmane Sonko mënul defar Sénégal. dina andi programme, andi xalaat, andi gis-gis ware ni man mii damay njëkk a nekk modèle, du ma mës a jël xaalisu réew mi, du ma mës a compromettre intérêt réew mi, lii ak lii ak lii. waaye bu amul une masse critique ñu comprendre loolu ànd ceeg moom defe naa du sori. kon réew li koy defar suñu dajale woon li Pastef yor yépp tey ci ay militants suñ ko dajale woon mënuñu am li defar réew mi yépp. Sénégalais bu ne da cee war a def loxoom. lay defar réew it ñëpp mënuñu nekk ci état, waaye soxla nañ ñii nekk ci état, moo xam état central moo xam état déconcentré ak bépp responsabilité bu mu mën a nekk. waaye soxla nañ ñoo xam ne ñii dañuy nekk ci business bi, ñii nekk ci mbay mi, ñi nekk ci càmm gi, ñii nekk mais ñëpp mënuñu daje rek ne tey man dama bëgg a nekk ci état bi. kon nañu jiital intérêt général. saa su ne rek ñuy seet lan mooy njëriñu réew mi, lan moo ñuy permettre waaw loolu moo doon sortie bi nga xamante ne bëggoon naa ko partager. am na sax ku ma yónni woon benn message démb jox ma ko di ma ci laaj sama xalaat. wax ji bëri na ay dëgg dëgg gi bëri na ci, waaye erreur yi nga xamante ne moo ci nekk tamit bari na. moo di réew mi dafa am benn affaire boo xam ne nit ñi dañu koy fàtte te defoon naa ci waxtaan ay jamono. mooy gis nga parti politique yi sympathisant la ñu gën a bëri que militant. parce que nag militant da ngay dem seeti ji lan mooy militantisme nga xam ko ba mën ko ba comprendre ko. boo ko comprendre ci ngay xam ne wuute na ak yëngu-yëngu politique bi ñuy def. dafa am nga di différence entre le militantisme ak mbirum sympathisant. xam na nit mën nga koo bëgg parce que ni muy waxee daf la neex, wala idée yi muy développé da la neex, wala ngeen bokk diine, wala ngeen bokk région, wala ngeen bokk xeet. te yooyu mooy yi ëpp ci ni nga xamante ne ñun moom la ñuy toppee leader. waaw léegi nag boo amee ay sympathisant wuute na ak boo amee ay militant. ñi ñuy woowee ay militant ñu bëri duñu militant parce que man xam naa ay nit ñoo xamante ne
su PDS wootee ñu dem fa surtout au Sénégal nit ñi amuñu occupation soo tëggee sabar rek musique bi diréer rek foo woote danañ la fa fekk terrain boo woote dañ la fay fekk loolu tamit day nax nit ñi day nax parti politique yi parce que ku ci woote rek xoolal ba Barthélemy Dias wootee daa fees dell waa Diouf waaye ñooñu bokkuñul ak ñi nga xamante ne dañoo bokk ci yow am ñoo xam ne dañuy ñëw pour lekk wala spectacle bi moo leen neex amuñu lu ñuy def ñu dem teew gars yi mbooloo mi lañ ci gën a soxla comme ni nga xamante ne d'ailleurs noonu lañ koy defee ci biir Facebook bi soo defee benn live mbooloo mi topp la am na ñoo xam ne distraction la am ñoo xam ne amuñu lu ñu def ñu taal ko di la dégluwaale di passé waale le temps yooyu la ñuy considérer des fois ay mbooloo mais man bokk naa ci ñi gëm ne parti politique yu bari yi nekk ci réew mi même personnes yi à part leader yi nekk ci biir comité directeur bi ñu ëpp ci mbooloo mi ay sympathisants lañu sopp nañu Pape Diop sopp Diouf Sarr sopp guerrier Barthélemy Diaz sopp Ousmane Sonko sopp diw ak diw def naa ñooñu ñoo ci ëpp léegi nag kaawu diaspora bi wax naa ci démb dafa am ñoo xam ne dañoo am ambition waaye nanguwuñoo mouiller le maillot te réew mi boo tollee foo xamante ne ñiy gën a riis ci réew mi wala ñi ci ëpp alal wala ñi ci gën a nekk à l'aise ñi ci gën a am facilité tukki ci nguur gi la ñuy nekk mais réew mu demee noonu boo ko amee mais faaw mu am pëccëxoo ak xëccoo pourquoi nit ñi mënut a am désintéressement même gars yi nekk ci diaspora bi c'est vrai que ni ñi am désintéressement ñi ëpp ci diaspora bi la ñuy nekk parce que dañu am lu ñuy liggéey am maanaam mode de vie boo xamante ne xëy na bëggoon nañu Sénégal am ko pour que ñuy mën a dem Sénégal nekk fekk ñëpp nekk à l'aise parce que dem Sénégal fekk ay nit di souffrir loolu kenn bëggu ko nit ñi di ñàkk di la ñaan am na ñu ko bëgg nag mais am na ñu ko bëggul dañuy bëgg ñëpp nekk à l'aise pour que ñoom seen wàllu bopp ñu mën a nekk à l'aise sincèrement mën a traiter ak nit ñi te du am benn jeu intérêt bu ciy nekk am na ñoo xam ne loolu la ñu bëgg Sénégal mel ko te man ci ñooñ laa bokk mais am na ci ñoo xamante ne dañu bëgg a base jaar par la petite porte pour faciliter leur retour au pays am na ci ñoo xamante ne dugg ci réew mi ngir mën a doole bi ñu am bitim réew ñu mën koo jàllale ci yoon wu yomb ba business yi ñuy def ñu mën koo continuer ñuy infiltrer parti politique yi waaye ñi nekk ci réew ma traumatisme bi ñu am ba tax bu ñu leen falulee ci localité ñuy xeex mais ñooñu dañoo am ambition réew mi moo jaxasoo goo xamante ne élection locale yi rek dala koy wan ñu mosuta liggéey wala ñu gën a siiw ñëpp presse bi sax bind na ci tey d'ailleurs presse bi tey bind na ci wax na ci tey presse bi wax na ci ñi nga xamante ne maanaam ay nit ñu siiw lañu songu dégg nga li nga xamante ne mooy localité yi ñoom seen titre bi nga xam ne le mandat sax moo ko def mu ne ces grandes voix qui brisent des voix muy élection locale yi ñi nga xamante ne mooy ñoom Ndoye Bano ñoo Ahmed Aïdara ak ñeneen ñi ñoo ci gën a siiw ñi nga xamante ne dañoo nekk ci rajo yi ak ci presse bi moo tax ñu tuddee ko ces grandes voix qui brisent des voix waaw képp koo xamante ne rek du ay connaissance du ay mën-mën waaye nit ñi dañoo bëgg ñoom it bokk ci comme que ñi nga xamante ne dañoo wax ne dañoo jàng ñoom ñooy dugg ci ay complot financier di ci génn di doon ay milliardaires mais nit ñi tamit dañuy pëcc xoo ñoom it ñu am dara loolu moo waral parti politique yi koo ci falul rek mu këpp ci suuf parce que mbirum survie la lii nag dafay dugg ci sama introduction rek réew mi lépp la ñu war a boolewaat penser ko mooy faj ko mooy xalaataat ko moo tax ñi war a wax faaw ñu wax de du ay benn Ndiawar Diop buy wax nii moom la wala benn Ousmane Sonko def sortie bu ko defee gars yi dañaa ko yow foo jóge
lu ay benn Macky Sall mooy ñëw di wax nit ñi dal leen def leen ndànk-ndànk bu boobaa ñu ne ko yow foo jugee ku ci nekk dafa am foo jugee ci bas peuple bi la ñu jugee donc bu ñu joxewul bon exemple bu ñu organiser wul mbir mi nit ñi di ci gis seen opportunité kenn du nangoo def sacrifice pour keneen kenn du ko def parce que sacrifice boo def pour keneen rek boo demee ba ci biir da ngay dem sentir ne mu ngi lay wor wala wor na la wala yow lan mooy sa intérêt ci li nga def yëpp doo ci gis dara dañu lay tëb sax fal ñeneen moo waral pëccëxoo bi nañu penser waat ce pays ce Sénégal bii dañ ko war a penser waat PANSER wala ñu penser ko waat rek PENSER xalaat ko wala faj ko te loolu la ñu war a jaar defar ko réew mi dañu ko war a defaraat léegi nag man damaa gisagul koo xam ne mooy dëggantaan njaay mooy sacrifier boppam ngir def ko Macky Sall mi nekk fin de mandat waroon na ko mën a def ci ñetti at yi mu nekk ñetti at de rigueur yoo xamante ne dañuy delluwaat ci norme de base culturelle yi nu am ñun munoon na ko boo demee ba nga xamante ne jàpp nga ne da ngay dem tegal lu baax loo xamante ne boo ëllëgee ñëpp tegu ci njub nga xam ne doon nga naxaate léegi bàyyi nga naxaate doon nga def yëfu caaxaan waaye bàyyi nga ko organiser ko teg les personnes qu'il faut à la place qu'il faut ci ñetti at yi mën nañ cee teg réew mi ci yoon woo xamante ne maa ngi koy wax rek ci sama émission yi génn mën nañu teg réew mi ci yoon woo xamante ne ñetti at koo ci train dootu ko bàyyeeti réew mi baax mën na ne mais nag bu la problème de sécurité jàppee mën na am doo ko xalaat mbokk yi ñu yemale foofu waxtaan wi di leen dox daje bu subaa incha allah di leen wax jërë ngeen jëf. sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal buy defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax na finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekkuñu si leneen. c'est vraiment ki ñu ngi wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg a dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xamu ko pour suba dor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. en tout cas du tax nga jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk ci yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn ku ñu mës a ñëw bëgg bu tëb ne bu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu man. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëggu bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon na dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. mu ne ko
président intérieur de xaw ma lan la woon mais dama ko ragaloon kon loolu de wax dëgg yàlla xam dafa xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Donc ku la defal lii yëpp ndax am nga payam